jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di jàmm ji info point net. asalaamaaleykum mbokku internetu jàmm ji info point net mbokk yi mu mel ni rek saa su ne itam dañuy dox ci wàllum actualité mu mel ni rek fan yi rek ñu ngi ci ligne bi rek ak imam Mame Mactar Gueye Jamra balaa ñuy sor dañ koy bàyyi mu nuyu rek ñu daal di ñëw ci thème mu bés bi imam asalaamaaleykum. waa kay waaleykum salaam mbokk mi say Muntaxa di jiital ci nuyoo bi mboolem say déglukat ak say seetaankat yu jàmm ji info di ñaan yàlla at mu bees bii ñuy doog a dugg mu defal ñu ko atum jàmm atum naataange atum xéwal. jërëjëf waaw imam Mame Mactar mu mel ni tey dañu gisoon ni Jamra porte plainte contre Rangou atteinte au meurtre loolu naka la demee ak mbir mi fan la tollu jamono gi. waa xam nga ndaw si dafa xamul te amul ay mbokk yu ko jege yu ko mën a yedd bés bu ne mu génn vidéo bu gën a takkar naa fi bëgg a jiitu gis nga vidéo bi mujj génn na dafa défier tout le monde mais yi muy wax libre na ci affaire taat libre na wax ci nu ko neexee dafa réere mbir mi li tax ma ne dafa amul kuy wax ak moom que suñuy jamono bàyyi ak maam dañu daan wax naan bu amee des conflits communautaires dañ ko daan régler ca penc ma. dëgg la. Senghor di ko tuddee l'arbre à palabre mais jamono dox na nous sommes au 21e siècle nga xam ne mandarga bi ci gën a fës mooy jumtuwaay yu xarala yi dafa gën a taaru. di ko wax les nouvelles technologies de l'information et de la communication de sorte que penc yi daan am sa taatu garab da doo amatul foofu. léegi c'est au niveau virtuel Facebook penc la YouTube penc la ainsi de suite da nga fay daje sa ay nawle. kon nag yow as gor kersa ga la waroon ba nga nekkee sa penc ma sa jamono maam ya ba nga xam ne doo def luy xaw yi si sutura ak lu lay toroxal même kersa boobu nga war a am fii loolu tax même ay Facebook ki YouTube donte le bokk ñoom cosaan waaye am nañu benn code de conduite bu ñu tuddee les règles de la communauté di tere les langages vulgaires des propos appelant à la haine raciale et autres ak des propos nu mu tuddati pornographique ñoom dañ koy tere kon nag penc mi la ñëpp a ko bokk moo tax tubaab wax ni rawatina ñun fii ci Sénégal suñu constitution dëgëral na la liberté d'expression et d'association waaye terewul suñu constitution dafa lonku ci principe fondamental universel bi nga xam ne démocratie ci àdduna bi yëpp ci la ñu lonku moo di ban principe mooy votre liberté s'arrête là où commence la liberté des autres. say sañ-sañ ak say yellef mu ngay jeexee fa nga xam ne sañ-sañu ak yellefu keneen fa lay tàmbale kon nag foog ñu wegante respectante waaye doone maa ngi ci réseaux sociaux yi lu ma neex def loolu mooy erreuram te bu yeboo mu laaj naataangoom bi ñuy wax DS Major en 2016 lu mel nii la woon. waa imam donc moo mais ñu bëri dañ naan pourquoi pas léeg-léeg imam est-ce que waruloon jiital waxtaan avant sax wàllu plainte bi di taxaw saa su ne tamit dañuy gis wax woowu. waaw xam nga coow li fi amoon mois de février ak mars ci mbirum dérive audiovisuelle boobu ñuy wax maîtresse d'un homme marié fësaloon na li nga wax léegi ndax ñun dañuy jóg rek songaleen dem seeti le gendarme de l'audiovisuel mu daal di yëkkati daan premier degré bu ñuy wax mise en demeure parce que deuxième degré bi mooy bi daloon Walfadjri bi ñu porté plainte Walfadjri pour le business du sexe deuxième degré bi mooy dañu arrêté série bi ba pare alamaan 5 millions Walfadjri ñoom egg ñu ci deuxième degré boobu alors mu tuddati CNRA daf leen jox mise en demeure mooy boo leen ko defaatee rek daan wi dal seen kaw waaye terewul sa ëllëg sa coow li nekkul yéen Jamra da ngeen soxor fii du état islamique fii du Iran fii du Afghanistan lan moo teree woon ngeen jiital waxtaan balaa ngeen di dal ci kaw day na waar wax nañ dëgg ñu teg ci ay simili yu néew coow Wally Seck ñëw ñu daal di jiital waxtaan ñu naan déedéet lu tax ngeen di wax ak moom voilà le Sénégal hypocrisie boo defee lii ñu ne waroon nga waxtaan ak moom beneen coow jib nga ne kon xaaral ma jiital waxtaan ñu ne waroo woon wax ak kële lan la ñu bëgg alors loolu tax nag coow li am ñun dañu fas yéene sàmm suñu aqulahi taala ak luy sàmm suñuy doom ak luy sàmm suñuy jarbaat parce que ndaw si c'est un contre-exemple alors li ñuy def nag lu leer la moo di elle a le droit ne day organiser soirée privée
bu yeboo def fa lu fa xeetu ñaawteef ya toll mu romb ko libre na ci mais elle n'a pas le droit ñëw ca penc ma di fa tuur ay yu bonam di futti dënnam ak di sol slip mais maa tey amu ci droit rawatina ci affiche bi nee na soirée bi dañ koy organiser dans un lieu strictement confidentiel xanaa la ngeen fa nar a def du jàmm alors kon nag baat ba mu wax naan man daal suma yaay rek laa am trahir na boppam parce que ku fonk sa yaay doo def yu bon yi ngay def nga xam ne yaa ngi toroxal yaa ngi xotti war ma jigéen te sa yaay jigéen la te moom lii muy def nii te lëmbe dëkk bi jigéen ñëpp ñi baax ñu ngi ci am kerse di ci rus di ci mettitu barke démb la ma ñaari ibaadu woo dañu doon wax bay jooy ak yi mu amee nii dafa bari ci wàllu woowu alors ñun nag décidé nañu comme que dañu ne ci dëkku yoon te kenn amul droit def lu la neex noonu ñu defoon ak Déesse Major ñu dem ci yoon parce que Déesse Major en 2016 dafa newoon waaw vidéo bi indi coow li dama ko defoon ci sama groupe privé nga xam ne samay fans rek ci ne ci Snapchat kon dafa am kenn ku ko coppati génne ko balancé ko ci Facebook procureur ne ko sama yoon newu ci loolu ñun daal on a l'article 318 du code pénal qui condamne l'outrage public la wax public boo ko déggee rek muy penc maak muy Facebook rek mooy fu mbooloo di am accès effectivement l'outrage public aux bonnes mœurs et article 323 bi condamné l'attentat à la pudeur ci loolu lañ ko tege woon loxo El Hadji Cheikh Dramé commissaire de la sûreté dañ yóbbu ko police centrale ñu tëj ko fa juróomi fan waaw gars yi ñoo doon defi intervention ñun fu malade yi fi wàcc ba ñun ñu mujjee ñun ak waa comité de défense des valeurs morales ñu mujjee teggi tànk alors kii nag comme que nee na du ma dellu ginnaaw mukk alors incha allah ñun chaque ajjuma bi fi Latif nekkee ba léegi ça fait des dizaines d'années dañuy faral di def suñu suura bu ñuy jullee juma ba noppi alors ci ordre du jour bi premier point bi mooy lii alors defar nañ plainte bi ñu war a adressé à la brigade des mœurs defar nañu deuxième plainte bi ñu war a adressé au procureur de la République donc bu ñu ci waxtaanee ba ku nekk def ci say observation alors lundi wala mardi su boobaa officiellement nous informerons la presse que la plainte a été déposée léegi nag scoop bi ci am te yow yaa am chance parce que léegi sànq lañ jël décision bi ça fait une trentaine de minutes ñi ci bari ci presse bi yëngu buñ ko. d'accord mooy le comité de défense des valeurs morales. ci Jamra àndaloon en mars février xeex ak maîtresse d'un homme marié. ñoom dañuy ñëw nekk co-signataire de notre plainte. ok d'accord. voilà kon nag Mbagne Gàcc ak Jamra nga xam ne 34 organisations lañu. ak le comité de défense des valeurs morales di sëñ Bassirou Fall Cheikh Astou Fall di jarbaatu sëñ Mountakha nekk l'arrière petit-fils de Mame Cheikh Ibra Fall mandaté na Adama Mboup mu nekk le co-signataire de la plainte bi jam di déposé d'accord voilà kon nag soo boolee les 34 organisations bu Mbagne Gàcc et les 10 organisations bu le comité de défense des valeurs morales, ça fait 44 organisations qui vont déposer une plainte commune dès lundi au plus tard mardi entre les mains du procureur et en même temps accompagné d'une saisine adressée à la brigade des mœurs inchallah comme ça ndaw si dina xam ndax moom dëkk bi lu ko neex def di toroxal nit ñi di yàq deru jigéen ñi di def de la pornographie verbale alors bu boobaa yoon dana ko wan ne dëkk bi dafa am yoon voilà. d'accord Imam xam naa ni sa jot bëriwul rek sa xanaa kàddu gu mujj rek li ngay jëmle surtout ndaw ñi daanaka ndaw ñi lan nga leen ni rek soññaat jëmale ko ci ñoom daanaka xam naa ni sa waxtu bëriwul moo di ñun nañu fonk li ñu doon xeet sa bopp baaxul li ñu doon du dara lu valeur yi fi mag ñu baax ñi bàyyi ndax xam nga mag ñu baax ñi tëdd Tuuba Tiwaawan Njaasaan Canaba Ñaseen Medina Baay Laayeen kenn mënul am sañ-sañ ne mën nga leen fay seen bor ndax yàlla nee na xaala rasulullah yonente bi nee na boo doon liggéey ngir dund weer bu jot nga jël sa salaire jox ko ngir dund mënoo fexe ba dab seen bor wallaay ndeysaan li ñu mën kay mooy delloo leen njukkal ni ñu leen mën a delloo njukkal nag mooy valeur yu rafet yi fi mag ñi bàyyi ñun taalibe yu ñàkk solo yi nañu joxante la ko seq valeur yooyu héritage spirituel boobu sàmm ko ba ku ko bëgg a xajamal ak koo mën a doon muy lobby pornographie lobby de proxénétisme lobby homosexuel wala lobby maçonnique ñi jóg jàmmaarloo ak yow mu jarañ lu ne
kon nag yal na yàlla dàqal réew mi seytaane. amin amin yal na yàlla def jàmm ci réew mi. amin yal nañu yàlla làq Sénégal fu yàq yeggul. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kooku mooy imam Mame Makhtar Gueye Jamra tabarkàlla jàmm ji info di ko jaajëfal bu baax a baax gis nga itam li war a rek leeral na ci li nga xam ne ci plante bi nga xam ne jëm na ci rangu donc loolu moo doon jotaay ñu di ko santaat bu baax a baax kon di ko jaajëfal kon di nuyu sunu mboolem auditeur ak yi ñu bàyyi xel yi nga xamante ni téléspectateur bu jàmm ji info point net. ok jërëjëf. jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net.